sant leen gërëm leen bu baax mbokki bisimila ci xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci doxub ñaxtu médecin interne yi amaloon tey jilee doore ko ca bërëb ba ñuy tàggatoo boo wutali fëre ca jëwriñ gi ñu dénk wàllum pàcc ñoom nag la ñu bëgg moo ñu dugaleen ci wàllum fonction publique war a sax gën a xoolaat bu baax seen statut. Ibrahima Soukandé la nekk directeur de ressources humaines bu jëwriñ gi ñu dénk wàllum pàcc ne waxtaan bi moom soobu nañ ci yàgg na waaye nag lu jëm mbirum fonction publique dafa gàlluwul ci seen ndodd. ñeneen ñett ñu doon janok way taskatu xibaar yi bokk na ca ñay layool ñi nga xamante ne ñoo loru woon ca jamonoy Hissène Habré li ñu bëgg nag mooy ñu daal di doxal yoon ndàmpaay yi ñu leen yoreel ñu jox leen ko. maître Assane Dioma Ndiaye nag ne dañoo war a bàyyi képp koo xamante ne caabi dafa féetee ginnaaw te sa yaram sutante ñuy sàkku ñu daal di lay bàyyi loolee du yoon te it lu jëm ci procès Hissène Habré sax nguur gi da ci amul ndogal lépp dafa gàllu ci Union africaine. gëstu bés bi tey ñu ngi ko jagleel wàllum solin bi nga xamante ne moom la ndaw yi jël jamono ji bokk na ci ay pantalon yu dang xat loolu ñu dippee ko pinwu ñenn ñi nag gis ne lu jaadu la rawatina ndaw ñi ne dafa méngoog jamono waaye mag ñeek waajur yi gis ne loolee jaaduwul benn yoon foofu rek ñu soppi waate jikko yi loolay ponk yu mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu faram-fàcce ko. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi nu ko junjee la ñu koy daal di doore ak médecin interne yi xëy tey ama jire ab doxub ñaxtu ñu nga ko doore ca booru hôpital Abass Ndao wutali ca makkaanu jëwriñ gi ñu dénk wàllum paj ga ca boor yooyu nag yëkkati nañuy kàddu bokk na ci la nga xamante ne ay bés a ngi nii ñu koy sàkku mooy ñu xoolaat seen statut maanaam seen taxawaay waaye leneen nit lu ñu bëgg moo ñu dugal leen ci wàllum fonction publique ñoom ndaw ñooñee nag ñu ne dàqu ñu benn yoon waxtaan ci karamu jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum paj mi di Abdoulaye Diouf Sarr Aliou Guèye Moussa Fall àndoon nañ ca doxub ñaxtu ba. hôpital Abass Ndao ñu daal di dajaloo jël départ fajkat yile daal di dox lu toll ci ñaar ba ci ñetti kilomètres boole ci di wax lii. bi ñu demee bay waaj a àgg ministère de la santé. way fajkat yile daal di wax li leen metti. association interne yi ak ancien interne yi tey dañoo woote benn ndoxum ñaxtu boo xam ne dafa nekk ci maanaam continuité ci bu ñu nekk parce que depuis ay fan moo ngi nii dañoo commencé benn mouvement de grève. donc point yu ñuy laaj ministère de la santé ak les autorités du Sénégal en premier le président de la République moom mooy la clarification du statut de l'interne ça doit être très clair loolu su jàllee mooy beneen point bi mooy après formation bi lan la ñuy proposer ñun en tant que spécialiste ñun bëgg nañu servir mais lu ñu bëgg mooy nañ ñu jël. ñoom fajkat yi lee suñu leen dégloo daanaka benn mbëbët la ñu am mooy liggéey ngir Sénégal. lu ñu bëgg mooy nañ ñu jël conditions yu baax ñu servir donc interne yi suñu paree seen interne ay anciens internes lañ nous sommes disposés en tant que spécialistes pour ñu jël ñu liggéey pour le Sénégal tamit. ñun suñu paree suñu formation ay spécialiste lañ donc fu mu ñu mën a yóbbu ci biir Sénégal su dee rek condition yu fa nekk ci hôpital yooyu noonu mun nañu permettre ñun ñu def suñu liggéey correctement nous sommes preneurs maanaam soxla nañu pour dem liggéey. ñu yokk ci ni rek pare nañu ngir waxtaan ak njiit yi. yaakaar nañ ne ministère bu ñuy waxal ak les autorités le président de la République et les autres institutions de la République ñu ñuy waxal mën nañu am nopp dëgg. parce que suñu leen waxee lu leer dañ ko dëgg ci loolu lañ leen di xaar pour ñu woo ñu en toute responsabilité ñu xool nan la ñuy dépasser situation bi loolu nag su amul ñaanuñ ko waaye su amul ñun si kuréel la ñu nekk assemblée générale bi dina réunir xool ban perspective beneen la ñuy joxaat suñu mouvement de grève bi actuellement. ay fan a ngi nii fajkat yi lee daal di génn l'hôpital yi ñoom ñuy sàkku rek ñu jël leen ci fonction publique waaye tamit ñu càmbaraat seen statut. loolee nag ñoom jëwriñ gi ñu dénk wàllum paj gi soobu nañ ci bu baax ki ko xam ne nag mooy DRH ba di Ibrahima Soukandé Diouf nee na ngay waxtaan ci seen biir ngir xoolaat statut yi ñoom médecin interne yooyu waaye nag lu jëm ci wàllum fonction publique bi dafa di ne bokkul ci ñoom wala sax wéeruwul ci seen pondodo foofu rek médecin interne yi ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbir mi ñu déglu ay kàddoom. jàppoon naa ne ndox bi mënoon na ñàkk ndax ñun boobaak léegi ñu ngi ubbi sunu bunt di waxtaan ak ñoom. semaine passée recevoir nañ leen secrétaire général moo présidé woon rencontre boobu mosuñoo tàyyi si di leen woo di waxtaan ak ñoom lettre bi nga xam ne sax mooy invité nit ñi pour ñu daje ñun ñëpp toog waxtaan si affaire statut bi signé nañ ko dañuy def benn atelier boo xam ne ñaari fan boo xam ne ñaari fan lay def mooy 19 ak 20 li ñuy waxtaanee mooy affaire internat donc
ñun ñu ngi def ay jéego jox nañu benn liste bi juróom-benn fukki nit la ak ñaar ñun biñ ko xoolee juróom-benn nit rek ñoo nangu woon ne dañuy dem ci àll bi mais ñoom nee nañ léegi d'accord nañ dem ci àll bi man de ci subaak léegi am na ñu ma ci jot a woo defal leen ay proposition waaye nanguwuñu. wàllu fonction publique nag ñëpp war nañu d'accord ne ministère de la santé yorul wàllu fonction publique. ñu wax ci leneen ñeel wàllum yoon dina ko junjee ci ndorteelu xibaar yi ñay layool ña nga xamante ne ñoo loolu woon ca jamonoy Hissène Habré tey jii la ñoo doon dajeek way taskatu xibaar yi di artok sàkku nampaay bi nga xamante ne moom la ñu yoreel ñooñee bokk na ci leneen it loo xamante ne kii di maître Assane Dioma Ndiaye daat na ci àddu mooy nag ñu bàyyi li ñuy wax jamono ji naan nañu bàyyi kii di Hissène Habré mu delluwaat këram nekkul nag képp koo xamante ne caabi da laa féetee ginnaaw te sa yaram sutante rek dangaa war a dellu ci sa kër àdduna it jëmale ci procès bi ne nguurub Sénégal moom daanaka mënu ci lu bëri ki nga xamante ne moo ko yor mooy Union africaine Abdourahmane Ly Cheikhou Gueye ña nga woon ca ndaje ba. du rekk nit ki dafa feebar que dañu ko war a génnee ca kaso ba mu di xamlewu kii di maître Assane Dioma Ndiaye di layal ñi nga xamante ni ñoo loru ca Tchad ci ay jëfu Hissène Habré muy mel ni tontu ci jabaru kii fi nekkoon njiital Tchad doon xamle ni jëkkëram yaram bi dafa sutante mën nañu ko fàcc te sax dañu ko war a fàcc bu feebaree wante nag féexal ko moom loolu xel xalaatu ko di xalaatuk l'avocat bi le tey buñ ne Hissène Habré dafa feebar wala dafa am lu ko dal ñun ñëppay àndandoo ne na Sénégal respecté ay obligation yi mu am ci jëm Hissène Habré na toppatoo wërgu yaramam na ko faj lépp loo xam ne war na ko def ci Hissène Habré ba mu am li ñuy wax santé na ko def loolu ñun ñëpp ànd nañ ci mais bàyyi bi nag bokkul dara ak droit à la santé bàyyi bi ci benn condition rek la mun a am te bu doon am Union africaine moo koy décider bu fekkoon médecin def na rapport ne état Hissène Habré àndul ak détention carcérale. beneen leeral bu bile avocat def moo di Sénégal amul benn dogal bu mu mën a jël jëm si wàññi pen wala sax féexal kii di Hissène Habré. procès bi naam Sénégal la amee mais du procès Sénégal. dafa am benn traité boo xam ne Sénégal accord de siège bu Sénégal signé ak Union africaine donc procès Afrique la te ci accord boobu dañ ciy def ay sart yu leer benn sart bi ñu soxal tey mooy Sénégal dafa nangu ne lépp loo xam ne génn na ci procès bi maanaam atte bi ciy génn Sénégal dina ko sàmm Sénégal munu ci dara ci ni ñu waxee ne nit ki moo def ak ñaata la war a tëdd kaso donc ñu ne Sénégal loolu daf koy tënk maanaam Sénégal tey amul droit ne man damay gracier Hissène Habré wala damay wàññi penam wala damay aménager penam. yitte woon nañu ko loolu mënatuñu xaar ñi leen loru ci yenn ci ay jëfu Hissène Habré ñu ngi daw ba tey ginnaaw seen indemnité. Union africaine war na xam ne procès bi bu fekkee dafa am culpabilité am réparation te indemnisation bi kenn joxu ko victime yi procès bi dina nasax. mu di ay indemnité yu tolloo ko juróom-ñetti fukki milliards ak ñaar yu ñu nar a xaajale diggante 7396 nit. jaajëfale bu baax Abdourahmane Ly palamay nga nag tabb nañ ko ci bopp patronat bu agence de voyage yu Sénégal boobule agence de voyage nag ñi ca tënku mooy ñi nga xamante ne dañoo am licence bu ministère du tourisme ñu déglu ci palamay nga mu andi ci ay leeral. ndaje bi ñu dajee ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu agence de voyage ak location de voiture ak tourisme xam ne loolu mooy suñu secteur ñu ne nag léegi ndaje mbooloo mi ñu dajale ñi ciy bokk critère bi tax nga bokk ci mbooloo mi mooy da nga am licence su ministère du tourisme te tax nga exister comme agence de voyage donc loolu moo tax tey ñu créer le patronat des agences de voyage du Sénégal ci biir waxtaan nag ci la ñu jël seen xalaat ak seen yaakaar yépp teg ko ci suma loxo tey mënatuma guddi mënatuma bëccëg dama war a rey suma bopp pour la réussite pour que ba ñu laa dem beneen assemblée que ñu def fi loo xam ne loolu ñu xaare woon la mbaalu ko
ñu wax ci leneen ñeel pétrole bi gaz bi tey jëlee dañoo sóoboon ci ab waxtaan di peeko salon boobee nag di wax njëriñ a nga xamante ne moom la ñuy pétrole bi gaz bi war a mën a jural waaye tey léeg-léeg dañuy faral di nemmeeku ci gox yi nga xamante ne day am pétrole ak gaz yàquteef ñeel wàllum alam bi wala sax yeneen yàquteef loolu lépp nag ngir daal di aar réew mi balaa mu fay yegg si moo waraloon ñu amal ab salon doon ci waxtaan ay jéego yi nga xamante ne moom la ñu war a teg ci mbir mi Ibrahima Camara Sidiña guléet si mim réew ñu amal lël bi ni mel la ñel salon bu jëm ci wàllu pétrole ak gaz andi ay saafara si wàllu wi ngir ñi si yëngu di ay bànqaas mën a am ay jëfandikuwaay ci wàllu koppar rawatina. Comment concilier l'énergie, le respect de l'environnement et le développement économique. fexe ba gën a jox gëdd ñiy yëngu si wàllum pétrole ak gaz ak sàmmonteeg li nga xam ne moo di alam bi mooy solo si ndaje li nga xam ne moom lañ fi amal mu di ab lël. waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi réewum Sénégal war nañoo joxaat gëdd bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum pétrole ak gaz ngir ñoom it ñu xool ne la ñu gën a bijjee secteur bi ñu nekk ngir yokkute man si am. Faire bénéficier aux nationaux, entreprises nationales, les opportunités qu'offre aujourd'hui la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal dans tous les secteurs. mu mën a doon ab yoon buy may ndaw ñi xëy pétrole ak gaz mënees nañoo faj ay jafe-jafe yu bari ci réew mi ci wàllu koom. loolu mooy objectif bi xam nga bu ñu defee dara ci constitution bi loolu mooy li gën a kawe ci li ñu mën a am ci sunu dispositif juridique donc léegi ñu teg ko ci kaw ni loolu ci constitution bi ñëpp peuple bi moo ko moom effectivement dans le peuple il y a les jeunes dans le peuple il y a les femmes il y a les donc il y a tout le monde donc normalement ñëpp mën nañ ci gis seen bopp ñëpp mën nañ ci am gis seen njariñ donc moo tax ñun bu ñu déggee lii chaque fois bu ñu woowee dañuy ñëw. Algérie France ak Sénégal ñu amal bilelal ngir amal ay pexe ci li pétrole ak gaz laaj dëgg-dëgg ci jamono yi ñu jëm. lël mi ni mel sax daanaka moom la ñu amaloon fële it ca Mbour gi ci waxtaanee ci ressources minières ak gàllankoor yi mu mën a jural askan wi ci wàllum wér-gu-yaram fexe ba artu ko moo waraloon ñu doon amal ab lël saytu waaye lëlub évaluation ci atum 2017 ak jàpp 2019 thème ba nag la ñu ca doon waxtaanee mooy exploitation des ressources minières ci réewu Afrique yi leen jéego lañ ci def waaye it yenn jafe-jafe la ñu am jamono ji reportage Alioune Kane. lii di exploitation des ressources minières ci Afrique de l'Ouest ak it centrale am na doole bu bare ci fukki at yi ñu génn ba tax na secteur bi ay investisseurs yu bari song nañ ko ba tax na ci atum 2017 benn programme bi nga xamante ne bii ñetti at lay def lal nañ ko ngir càmbar naka la ñuy def ngir ñiy liggéey ci mines yi gën koo jëriñoo. gis nañu ne dans le secteur des mines travailleurs yi nga xam ne ñoo fa nekk. li nga xam ne mooy seen protection sociale assuré wuñu ko employé li nga xam ne ñoo ko war a assuré ko mais aussi tamit am nañu loo xam ne aussi benn convention ñu koy wax la convention 176 bi nga xam ne moo garantir problème mu santé et sécurité ci mines yi boobu aussi état du Sénégal ñoom la ñuy interpellé mais pour que ñu ratifier convention bi donc booy xool ci secteur mine am na lu bare lu des. lu jëm ci nguuru Sénégal nag am na ay jéego yi nga xamante ne lal nañ ko ngir sàmm kaaraange askan wi rawatina ci wàllu wér-gi-yaram. àdduna bi yëpp nit ñaa ngi ñëw di ko exploiter alors loolu nag dafa am aspect positif yoo nga xamante ni non seulement comme ni ko travailleurs yi waxee ñëpp war nañ ci bénéficier mais rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di accueillir ñun ñoo leen dalal waaye en même temps nag am na ay problèmes yoo nga xamante ni daf koy soulever en même temps. loolu nag moom mooy li nga xam ne mooy undu li nga xamante ni ku ci nekk di nga gis di nga ñëw indi sa wàll yow nooy xool ba nga xamante ni di nga mën a bokk ci liggéey bi. industrie extractive yi lee ay gàllankoor yu bari da koy indi ci environnement bi am na sax ñi nga xamante ne bi daal ñàkk nañ seeni suuf rax ci dolli pollution chimique bi yokku na muy ay phénomènes yi nga xamante ne dafay yombal sax nit ñi di bàyyeekoo seeni gox di dem feneen. ñu dellu si ci Ndakaaru tëli ci musée des civilisations noires bi doon dalloo ñeent fukk ak juróom-ñetteelu anniversaire bu fête nationale des Émirats arabes unis ci noonu nag ñaari réew yi nga xamante ne ñoo ko daal di seq daal di nañu waxtaan ci li nga xamante ne moo leen lëkkale Mamadou Lamine Fati. diggante bu rafet bi nekk ci Émirats arabes unis ak Sénégal. rafetlu nañ ko bu baax a baax ci cérémonie bi nga xam ne moo nekkoon 48e anniversaire u fête Émirats arabes unis bi nga xam ne ñi ñëwoon ñëpp rafetlu nañu bu baax a baax jàppante bi rawatina diggante ñaari dëkk yi nga xam ne
rafet na lool. xaatim yi ñu def ci àdduna bi engagé na Émirats arabes unis ndax mu mën a suqali waxtaan ci diggante ay askan dàq lépp loo xam ne mooy bañante rawatina li nga xam ne mooy jëm ci beddi konte diggante bi nga xam ne mooy Émirats arabes unis ak Sénégal gën naa ratax rawatina jàppale bi nga xam ne moo dem ci wàllum koom-koom li nga xam ne moo dem ci wàllum diplomatie rawatina lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom ñëwoon teewal gouvernement wu Sénégal. ministre bi yore mbirum pétrole ak énergie dellusiwaat na ci diggante bu rafet bi nga xam ne moo am ci diggante Émirats arabes unis ak Sénégal te moom fàttewul benn yoon projet yi nga xam ne dëkk boobule financé na ko ci dëkk bile. Dans cette lancée, il me plaît de rappeler l'engagement. di fàttaliku rek engagement wu Dubai Port World mu wax ne dina tabax benn port ci Ndayane bi nga xam ne toll na ci 300 millions de dollars américains. ci beneen fànn bi suñu ñaari dëkk yi jàppante nañu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum formation wu officier policier yi ak jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci armée bi ci li nga xam ne moo jëm ci sàmm jàmm ci bépp dëkk rawatina ay bourses yi nga xam ne may nañ ko xale yi nga xam ne war nañ mën a dem jàngi ci université Sorbonne bu nekk Abu Dhabi rawatina jàppale jigéen yi ba ñu am doole bu baax a baax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom. Et à l'université islamique de Sharjah, ainsi que l'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'auto-entrepreneuriat. diggante bu rafet bi nekk ci Émirats arabes unis ak Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax ci cérémonie bi nga xam ne moo nekkoon 48e anniversaire u fête Émirats arabes unis bi nga xam ne ñi ñëwoon ñëpp rafetlu nañu bu baax a baax jàppante bi rawatina diggante ñaari dëkk yi nga xam ne rafet na lool. tàggat yaram badminton li ñu koy faral di gis ci réew mi bëriwul léegi tey bokk na ci xeeti tàggatu yu ñu nangu ci réew mi ci noonu nag ñoom daal dinañu samp seen bureau soobu it ca liggéey ba bokk na ca la nga xamante ne mooy la leen gën a yitteel mooy fësal lan mooy badminton rawatina ci réew mi yépp Sékou Seydi Cheikhou Gueye. badiste sénégalais yi jot nañ seen càkkuteef ci altine gi ñu daal di leen reconnaître ca ministère des sports ñu tàbb leen comité national de promotion sas gi mooy ñu def seen kéemtalaay kattan ngir xeetu tàggat yaram bi ñu xam ko fépp ci Sénégal mooy liggéey bi nga xamante ne teg nañ ko ci ndoddu ñi ŋànk bii la discipline. boo xoolee ci école yi am na école yi am na université te Sénégal am nañu chance am au moins 5 universités donc foofu rek grenier la donc foofu la ñuy cibbee. am nañu aussi possibilité de comme au niveau de l'ASFA aussi comme au niveau de la police nga xam ne foofu aussi am nañu possibilité tàggat fa ay xale tàggat fa ay ndaw. sukkali ab tàggat yaram dafa tàmbale ci am ab jumtuwaay ñuy tàggatee ndaw ñi loolu ñi ngànk biile xeetu discipline xam nañ ko bu baax. faut se dire que am nañu d'abord gouvernement bi ñun sénégalais may nañu benn tabax bu baax mi Dakar Arena. boo xam ne dañ fa mën a jouer aux normes internationales mais toujours est-il que ci yenn gox yi ak gox-goxaat yi mën nañ fa jouer badminton foofu laay ñaan collectivités locales yi ñu investir sur des salles parce que aussi badminton discipline olympique la donc discipline olympique la et day renforcer épanouissement xale. liggéey boobu badiste sénégalais yi duñ ci wet benn yoon. ndax mun nañu am yaakaar ndimbalu confédération africaine bu badminton. La première tâche c'est les démarches administratives pour la filiation. suñu liggéey bu njëkk mooy fexe ba ñoom ñi ñu affilié wu ci fédération internationale bu badminton loolu bu jeexee après dinañ tàmbal liggéey bi jëm ci wàllum tàggat ndaw ñi nga xam te ne ñoo ci yëngatu loolu dafay doon liggéey boo xam te dinañ ci ànd ak équipe bi yëpp te yaakaar naa ni bu ñu demee ba tàbbale ñu nekk CNP liggéey boobu mun na am. Donc on a plusieurs projets qu'on veut mettre à l'avant. badminton mi ngi tàmbali sukkaliku ci Sénégal waaye mérite bi dafay dellu rek ci ñi nga xamante ne ñoo accompagner discipline bi ba mu yegg fu mu yegg. Maintenant je suis vraiment comblé. tey mbégte bu rëy lay am gis badminton bu Sénégal nekk CNP ndax man mii di wax ak yéen maa dooroon liggéey bi fii ay at ci ginnaaw ma nekkoon fii ci Sénégal te nag boo demee ba gis li nga doon tabax mu yegg fii mbégte rek ngay am. On aboutit vers des projets. ginnaaw bu discipline bi nekkee comité national de promotion. badminton bis ni ki tey mun na dem uti ay raaya fépp ci àdduna bi ci raaya yooyu bokk na ci médaille olympique mi nga xam ne ndaw yi loolu mooy seen gént.
Sékou Seydi ñu wutali ca Diamniadio wax ca lël nga xamante ne ñu ngi ko fa doon amal jagleel ko xeex wàllum terrorisme bi nag di session extraordinaire conférence njiitu réew yi ca noonu nag ki di Alassane Ouattara moom mi nga xamante ne mooy président boobu les conférence des chefs d'État àdduna jëmale ci mbir mi fu mu toll jamono jekk Samba Boyeek nañuy salfaañe réew yi mu ne nag tal jot na waaye it dañoo war a taxawuti koppar ngir xeex bi gën a wéy ci noonu nag lu ëpp 2 milliards ci suñuy koppar daan ko dugal ci biir xeex bi nga xamante ne ñoo ngi koy xeex ak Samba Boy yooyee di ay terroriste Cheikh Assana Fall. xeex lu jëm ci mbirum terrorisme nekk na loo xam ne soxal na loolu ñi nekk ci UEMOA ginnaaw ay waxtu yu bëri yoo xam ne tëju nañ ko doon waxtaan seen biir xool ban stratégie la ñuy taxawal njiitu réew ak gouvernement yi bokk ci UEMOA jël nañ décision ne dinañ génnee lu ëpp ci 5 millions de dollars ngir dooleel ko ñiiti waa G5 Sahel ci seen xeex bi ñu nekk. afin de contribuer de façon urgente. ba ñu waxtaanee sunu biir ba noppi ci conférence bi le jàpp nañ ne dinañ génnee lu toll ci 5 millions ci dollars ngir mën a jàppale ñiiti waa G5 Sahel surtout ñetti dëkk yi xam ne ñoo nekk fi mu toll nii ci ligne de front bi loolee nag du loo xam ne dañ koo tëb rek def ko dafa bokk ci engagement yu ñu jëloon ci ndaje bu mujj bu ñu amaloon ngir xool nan la ñuy def ba jàppale dëkk yooyee ci lu jëm ci mbiru xeexum terrorisme bi. pour lutter contre le terrorisme. am ndimbal boo xam ne dinañ ci teg leneen mooy taxawal ab force régionale de sécurité ngir gën a mën a xam nu ñuy xeexee ak terroristes yi le pour la mobilisation de ressources. ngir xool nañ la ñuy def ba dajale xaalis boobee yépp ndax dafay nekk loo xam ne dañ koy soxla ci moyen terme fi mu toll nii jël nañ décision na dinañ xool nu ñuy def ba taxawal ab front régional de sécurité ngir mën a xool nu ñuy gën a jàppale réew yooyu tamit. un front régional de sécurité. ci jamono jooje président Macky Sall ma fa newoon moom moo ngi woo yeneen président yi ñu xool nu ñuy def ngir gën a booloo ngir mën a xeex lii di terrorisme. Les performances économiques de l'UEMOA. suñu xoolee baax zone UEMOA ci at yi ñu nekk am na ay bons yu rëy ay avancement yu rëy yoo xam ne am na ci su jëm ci sunu dundin sunu économie ak yeneen loolu rek war na tax ba ñu gën a mën a xool nu ñuy boolewaatee sunu bopp ndax suñu boolowee nan mën a xeex lépp loo xam ne day andi ñàkk kaaraange ci sunu biir réew yi la te loolu dañ koy xool su fekkee ne boole nañ sunu loxo dinañ mën a développer suñuy réew te gën a mën a yokk kaaraange ñi dëkk ci sunuy biir réew tamit. Conditions de vie de nos populations. ca bañ doon jeexal liggéey yu amoon ci ñeenteelu réunion bu comité haut niveau bu jëm ci mbiru kaaraange ak jàmm ci UEMOA président Macky Sall woowoon ay naataangoom yu nekk ci UEMOA ñi gën a xool nu ñuy gaawale seeni démarche ngir mën a financer kaaraange gi fii ci Afrique de l'Ouest ab appel boo xam ne dafa mel ne ñoom dégg nañ ko ndax su fekkee ne sax war nañoo génnee lu ëpp 500 millions de dollars ngir xeex lii di terrorisme waa UEMOA ñoom tàmbali nañu ndànk-ndànk ci xaalis gu ñu war a génnee. xibaari biti réew la ca gën a fës ñu andi ci Cheikh Sall. sa réewum Gabon Brice Lacrus Alianga mi nga xam ne moo fa nekkoon directeur bu cabinet ka fa nekk njiitu réew di Ali Bongo teg nañ ko loxo si talaata ji liñ koy toppee nag moo di wàllum corruption bi nga xam ne procureur de la république ubbi na si ab enquête moom Lacrus Alianga ak yeneen ñaari ministre yoo xam ne jege woon nañ ko lool ñoom la ñu tegandoo loxo buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo di procureur de la république bi nga xam ne mu ngay fësal yooyu lay kàddu ñoom ñoo ñu tegandoo loxo ak ki nga xam ne moo fa jege woon loolu njiitu réew ma moo di Thomas Ondomba mi nga xam ne moo nekkoon ministre de l'énergie ak Noël Momba ma fa nekkoon ministre du pétrole ñoom ñett ñooñee nag ginnaaw bi nga xamante ni bii procureur diglu na ñenn si ñun teg loxo si googalee wàllu ñoom ñoo boole ñooñee ni mbir mi si la ñu bokk ma waral ñoom ñu teg leen loxo si capital ba li ñu leen di toppee nag moo di détournement de deniers publics ak wàllum blanchiment de capitaux maanaam seetal alal joo xam ne lewul directeur de cabinet bi nag nekkoon na ku amoon doole lool sa biir dëkk ba ginnaaw bi nga xam ne njiitu réew ma tëddoon na si ab tawat boo xam ne moo ko daaneloon di benn AVC si weeru octobre atum 2018 ak jamono ji nga xam ne mu ngi koy faju yëpp si bitim réew Lacrus ginnaaw bi nga xam ne néewal nañu dooleem si biir gouvernement ba jox ko benn ministère boo xam ne amul doole lool si novembre bi altine ji bi ñuy def remaniement lañ ko génn si boobule gouvernement ay jege ñaalem yu bëri nag di ay kilifa ñoom it si biir réew ma teg nañ leen gët bu baax a baax am na ñenn sax ñoo xam ne teg nañ leen loxo si wàllum corruption boobu nga xam ne moom la ñuy xeex si biir dëkk ba. comme Zimbabwe koppar yi nga xam ne ka fa nekkoon jiitu réew bàyyi ko fa di Robert Mugabe siiwal nañ ko si talaata ji ñëpp xam ko ñu fekk si ay compte bancaire am nu toll si fukki millions si xaalisu dollar nekk loo xam ne nag kërug yéenekaay gi nga xam ne jege na loolu gouvernement bi di The Herald moo ko siiwal.
ay at a ngi si ginnaaw nag ami ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew indi woon na coow bu baax a baax si réew mi nga xam ne moo di Zimbabwe waa réew mu ñu si ëpp jàppoon ne moom mi fi nekkoon njiitu réew ak njabootam dañoo nguufaanoon si alalu askan wi nga xam ne fanweeri at ak juróom-ñaar yi nga xam ne nekk nañ ko si biir réew mi yëpp si alalu askan wi lañ doon dund waaye yooyu lee tuuma nag amul woon benn preuve bu àndoon ak moom si weeru octobre bi ñu génn sax doomi Robert Mugabe bu jigéen bi mu ngi doon laaj ñi nga xam ne ñoo di haute cour de justice bi ñoo daal di fësal alalu ki nga xam ne moo di baayam ji toll si fukki million si xaalisu dollar yi nga xam ne mu ngi si biir banque bi ñeenti kër fukki wata ak benn kër cosaan boo xam ne moo ànd ak tool foofee mu dëkkoon waaye lii yëpp nag àndut ak benn testament boo xam te ni bii njiitu réew mi bàyyi na ko fa ngir wane ñi nga xam ne ñoo war a dond alalam ji ginnaaw bu fi jógee. juróom-ñaar fukkeelu anniversaire lu OTAN daanaka si ak coow ak mbiccoog mbaaloo la commencé si ay njiiti réew yi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji foofe si diwaanu Watford njiiti réew bu États-Unis nag Donald Trump mer na lool ba futt ki nga xam ne moo di njiiti réew bu France di Emmanuel Macron si kàddu yi nga xam ne yëkkate woon na ko jagleel ko doxalinu OTAN mu jàpp ne OTAN jamono ji dafa nekk si mort cérébrale maanaam dafay faatu Donald Trump nag jàpp ne yooyu lay kàddu du kàddu yoo xam ne kàddu kilifa la waaye tamit joxul wegeel ñaar fukk ak juróom-ñetti dëkk yi nga xam ne ñoo bokk si biir OTAN mu ngi naan nit yooyu lay kàddu bett na ko lool ndaxte amul benn dëkk boo xamante ni bii moo gën a yittewoo OTAN ba weesu réewum France moom Emmanuel Macron kàddu yi mu yëkkati amul benn responsabilité te it lu wóorul la ñuy fàttali ne Macron mu ngi yëkkate woon yooyu lay kàddu ne OTAN dafa nekk si mort cérébrale maanaam day faatu ginnaaw bi nga xam ne offensive ba Ankara defoon na ko moom mi nga xam ne moo nekk si bët gànnaar jàpp bët saalumu Syrie te dégg wu seeg benn alliéem lu dul ki nga xam ne moo di président bu Amérique